asalaamaaleykum yéen mbokki internet yi di safoo waaye itam di seetaan seen chaîne leader bi di sentv.info dal leen ak jàmm seen émission takkusaanu askan wi nekk na émission boo xamante ne dafay wax lépp lu jëm ci wàllum actualité jëmale ko ci biir Sénégal bien sûr ñu fas yéene nag waxtaanee ñetti poñ ñu am importance te temps yi yépp mu ngi nekk débat yoo xamante ne dañ ko daal di ubbi fii ci biir Sénégal ba ci njëkk nag moom moo di lynchage à mort maanaam jàpp sàcc dóor ko ba mu daal di ñàkk bakkanam beneen poñ bi ci topp nag dinañ waxtaanee li nga xamante ne moom moo di mbënn mi sonal loolu askanu Sénégal di fas yéene koo tëjee li nga xamante ne rek moom moo di wàccaayu 18 safar màggal Touba bi ñu fas yéene ànd ak nag suñu ñaari naataangoo yi ki si njëkk di Omar Gueye nekk journaliste fii ci biir kër gi Omar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Sala di nuyu sama naataangoo bi ma bokkal plateau bi di Mamadou Niangate waaye tamit di nuyu suñu mbokku Sen TV l'original yépp ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci tàkkusaanu askan bi di wax ne mbégte ak contentement la ñuy am saa su nekk teewaat ci plateau bi. tout à fait suñu beneen naataango bi di Ngatte nekk animateur fii ci biir kër gi moom itam di fas yéene na ñoo waxtaan ak moom ci li nga xamante ne rek moom moo di yéen ñetti poñ yu ñu fas yéene aborder Ngatte maa ngi lay nuyu bu baax. waaw soxna Sala maa ngi lay delloo nuyoo di la siyaare di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ànd ak ñun ci Sen TV l'original bi nga xam ne tubaarkàlla macha allah day joxe lépp loo xam ne day xew ci Sénégal ñu di ko suivre ci àddina bi yépp rawatina ci biir Sénégal waaye di wax am nañ mbégte ak kontaante lool ci émission bi nga xam ne mooy tàkkusaanu askan wi nga xam ne émission la boo xam ne day yeete ñu ngi ci am mbégte ak kontaante ci bokk ak Umar mi nga xam ne sama rakk la bokk ak moom plateau daf may neex waaye bokk ak yow tamit tubaarkàlla Sow pour la jëre daf may neex. jërëjëf nuyoo bi am na solo macha allah ba tax na rek dañuy dugg directement ci li nga xamante ne rek moom moo di ñetti poñ yu ñu fas yéene waxtaanee ba ci njëkk comme ni ma leen ko annoncé woon lynchage à mort ñu gis ni ki nag nekk na phénomène boo xamante ne ni dafa xew ci biir Sénégal mu nekk loo xamante ne ni dafa xaw a metti su ma nee dafa xaw a metti maanaam ci anam biñ koy defee ndaxte dañuy gis ab sàcc rawatina temps yi surtout Liberté 5 ñu nemmeeku ne ak sàcc boo xamante ne dañ ko jàpp wéer ko ci poto lampe bi ñu daal di koy dóor ba mu daal di ñàkk bakkanam ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa koñam ñu jóge fu ñu dëkk fekki waa Liberté 5 daal di leen cong mu nekk nag loo xamante ne ni naam mun na nekk rafetlu wuñ ko bu baax puisque jàpp sàcc dóor ko ba mu daal di ñàkk bakkanam rafetul waaye itam mu mën a jur ay conséquences yeneen puisque day mel ni xeex entre koñ ak koñ la te loolu mun na jur li nga xamante ne rek moom moo di mari day taali Omar di la laaj rek loolu lan moo sa gis-gis. waaw d'abord man je me dis que pourquoi on en est arrivé là parce que su demee ba li nga xam ne mooy askan bi mooy defal boppam justice. nekkatun ci pays bu nga xam ne yoon am na fa baat dañ koy ñaawlu parce que li nga xam ne mooy faat bakkanu doomu aadama moom ci anam bu mu mën a amee daganul parce que dañu nekk dans un pays de droit naam am na ay pays islamique yu nga xam ne ku sàcc mën nañ dagg sa loxo nga rey nit ñu rey la mais fii ci Sénégal nekkul benn pays islamique bu nga xam ne loolu daganal nañ ko fi mais loolu dafa am question bu nga xam ne dañ ko war a posé wu mooy li nga xam ne mooy l'indépendance de la justice mais aussi est-ce que li nga xam ne mooy askan bi amati nañ kóolute ci justice du Sénégal parce que su demee ba suñ la defee da ngay fayu dañuy dellu ci li philosophie di wax l'état de nature dafa nekk un état de guerre de tous contre tous mooy ku ëpp sa morom doole da ngay duma malheureusement wala boog heureusement nekkuñ ci li nga xam ne mooy état de nature boobu dañoo nekk dans un état de droit li nga xam ne mooy état bi am lu ñuy woowee des appareils idéologiques lu ci mel ni ay li nga xam ne mooy préfecture yi lu ci mel ni ministères yi mais aussi mu am ay organes répressifs lu ci mel ni la police la gendarmerie ñoom nag suñuy wax seen doole nekkul ci ay manifestations non mais li nga xam ne mooy le rôle de la police et de la gendarmerie mooy mu aar lépp lu nga xam ne mooy les personnes et les biens de toute l'étendue nationale donc képp ku nga xam ne doomu Sénégal nga dañ la war a aar veiller ci li nga xam ne mooy sa sécurité et malheureusement suñ gisee ay sàcc ñu def lu leen neex police jàpp leen 2 jours 3 jours ñu bàyyi leen du am benn suivi wala boog ñuy gis ay sàcc yu nga xam ne dañuy yor arme
ñëw dal sa kaw agressé la jël li nga moom askan bi amatuñ wóolute ci li nga xam ne mooy justice bi defatul li nga xam ne mooy yoon mais tamit sanction yi war ci ñiy def ñaawteef yooyu duñ ko am c'est malheureux de le dire mais fii rek lay mujj askan bi mooy dem ba jël li nga xam ne mooy son destin en main képp ku nga xam ne da nga ko tooñ wala boog da nga ko yàqal dafa lay gaañ mais lépp luñ ci mën a wax rek mooy dañoo nekk dans un état de droit te état de droit ku ko wax li nga xam ne mooy police ay gendarmerie te seen rôle nekkul lenn lu dul veiller ci sécurité waaye tamit képp ku nga xam ne da nga def benn tort ñu teg la ay sanctions yu nga xam ne yu mat sëkk la. Tout à fait comme ni nga ko waxee askan wi peut-être wóolootuñu justice bi mais nul n'est censé ignorer la loi loolu ñëpp xam nañ ko mais dafa fekk ne est-ce que tamit askan wi bu jógee ngir fajal boppam du nekk mën nañu wax ne sax est-ce que du mën a indi guerre wala lu ko ëpp puisque dafay nekk camp contre camp te su boobaa mën nañu jàpp ni ki ne mbir mi dina gën a jéggi dayu. Absolument parce que soo xoolee le cas de Liberté 5 bi ngay wax. gis nañ ni nga xam ne mooy seen waa koñ ñëw pour attaquer gars yi muy andi benn guerre bu nga xam ne entre des fois mën na nekk entre waaso wala boog entre koñ ak koñ te loolu su demee ba am rek man damay laaj est-ce que nous sommes dans un état de droit lan la ministère de l'intérieur di jariñ lu tax ñoom duñu prévoir parce que gouverner c'est anticiper am na yu nga xam ne doo bàyyi askan wi mu koy defal boppam mais la justice doit être forte la police doit être forte donc ñoom tamit seen taxawaay war nañ ko gën a xoolaat bien vrai que ñi ngi def liggéey bu am solo ci suñu wàllum sécurité ak lépp mais ci wàllum li nga xam ne mooy sàcc geeg violence bi nekk ci dëkk bi jot na ñoom tamit ñu jël ci ay mesures yu am solo. Comme niñ ko waxee rek mu nekk loo xamante ne ni jamono ji dafa xew ci biir Sénégal waaye nag ñenn ñi ñu koy naqarlu bu baax a baax ngàtte ana nan nga gisee jàpp sàcc yow ko ci poto lampe dóor ko ba mu daal di ñàkk bakkanam. jërëjëf soxna Sala jërëjëf Oumar Gueye ci contribution bi ngeen def ci li nga xamante ni nii moom mooy jàpp ab sàcc dal di koy rey loolu yàlla ci boppam mi nga xam ne moo bind àddina bi bind diine lislaam am yu mu pratiqué ne nañ ko def rey sàcc bokku ci doomu aadama dafa foor bala ngaa jël bakkanam waroon nga ko seetaat surtout loolu ndax ki nga xam ne tey dafa ñëw di jël alali jàmbur mën naa ndeysaan da koo amul moo tax mu di ko jëli kon képp koo xamante ni nii jàpp nga sàcc li lay war a suul yi nga def li nga xam ne moom la yoon santaane bul dóor bul damm bul def dara woowal police wala gendarmerie bu ko defee bu ñëwee moom dana xam li mu ciy def mais jàpp sàcc nga dóor ko ba mu dee loolu nekk na loo xam ne lu ñaaw la parce que maanaam nit sax mën nañ ko jiiñ sàcc fekk du sàcc parfois sàcc mën naa sàcc ba pare génn yuuxuwaat keneen sàcc yi imagine toi ñu daanu ci ki nga xamante ni nii moom du ci dara dóor ko ba mu dee loolu dafa métti kon maa ngi ñaan sénégalais yi surtout comme ni ngeen ko waxee nga xam ne lii am ci Liberté 5 mooy benn sàcc bu ñu fa dóor yeew ko ci potu lampe bi ak nit ni mu fooree ak bakkan ni mu fooree nga rey rek dal di sànni ci potu lampe ay mbokkam ñëw mu nekk guerre boo xam ne kenn xamut kenn mën nañoo xam fu muy commencé mais mënuñoo xam fan lay yem day nekk guerre boo xam ne guerre civile lay doon li ciy dee ci nit day bëri kon li yoon mooy képp koo xam ne jàpp nga sàcc nga jébbal ko gendarmerie wala police nationale bu ko defee ñoom kat danañ def seen liggéey ndax réew mi kat muy Sénégal réew la moo xam ne réewum justice la bu kenn fajal sa bopp ku am lu la métti sax da nga war a dem justice bu ko defee moom dana xool ay solution yu mu ciy jël. mu ngi noonu comme ni ngeen ko gisee yéen mbokk téléspectateurs yi di safoo waaye itam di seetaan seen chaîne leader bii di sentv.info ba tey ñu ngi ci biir débat bi nga xamante ne rek moom moo di les chances à mort jàpp ab sàcc daal di ko yeew dóor ko ba mu daal di ñàkk bakkanam mu nekk loo xamante ne phénomène la bu xew ci biir Sénégal ñu gis ni ki ne à chaque fois mu ngi répété wu après au cas Liberté 5 bi ñu gis nañ ci ko Wakhinane Nimzatt aussi ñi nga xamante ne ñoom ñoo di civil yi ñoom ñoo daal di jàpp sàcc bi ñu daal di koy dóor ba mu daal di ñàkk bakkanam ñu daal di ci ñëw Omar. voilà comme ni nga ko waxee rek li xew Liberté moo xew Wakhinane Nimzatt mais tamit moo ngi commencé am fu bëri ci Sénégal parce que li ko waral mooy askan bi dañoo jàpp ne ñoom
rey sàcc wala boog dóor ko ba mu sonn mooy tax li nga xam ne mooy phénomène boobu ñu jéem ci génn mais nag nekk na lu nga xam ne voilà du solution parce que sàcc naam suñ ko jàppee war nañ ko yóbbul li nga xam ne mooy police mais sàcc boobu avant muy dem police dafa jógee ci li nga xam ne mooy kër donc c'est bien beau nga jël sa doom jox ko le luxe dugal ko école ak lépp mais mieux encore nga yar ko teg ko ci ay conditions yu baax mu am référence parce que actuellement dañoo nekk benn phénomène de la mondialisation aussi li nga xam ne mooy les technologies de l'information et de la communication adduna bi dafa changé da ngay gis xale bu ndaw mu xam lu bëri da ngay gis xale bu ndaw mu xam sax nu ñuy cambrioler à travers les séries les films loolu tamit dafa am solo dafa am lu nga xam ne xale bi su koy gis pour mu pratique ko ci li nga xam ne mooy askan bi dafay nekk lu yomb ci moom donc état naam war na ci jël ay solution mooy aar li nga xam ne mooy société bi mais tamit parents yi war nañ gën a taxawu li nga xam ne mooy ndaw yi teg leen ci yoon bu baax. tout à fait Ngatte est-ce que jàpp nga ni ne askan wi war nañoo mën a fajal seen bopp. man de li ma jàpp mooy askan wi war ñoo mën a fajal seen bopp parce que comme justice dafay nekk. vraiment war nañoo mën a woo justice bu ko defee moom xam na liggéeyam moom dina def liggéeyam mais bul fajal sa bopp ndax tey ci tey am na nooy meree booy fajal sa bopp maanaam day ëpp ndax xol am na nu muy feesee day tuuru maanaam comme nit mën naa am sax kooku yow jubloo ci dara mais dañ la mës a def benn affaire comme ni ko Umar waxee yar bi ci biir kër yi la war a njëkkee képp koo xam ne am nga sa doom yow yaay responsabilité am dangaa war a fexe sa doom am éducation boo xam ne bu génnee ci mbedd mi du def loo xamante ni daf koy gaañ mais comme ni ko Umar waxee nga wax ko léegi technologie bi dafa dox ak série yi nga xam ne ñu ngi koy gis ak yeneen ak yeneen da ngay gis xale bu ndaw juddoogul di teg dil bëgg lu lix xam nga bëgg dem fu lix bëgg nekk fu lix loolu yëpp li ko waral mooy éducation sa doom boo ko yaree yar ko fi nga ko war a yaree bu génnee ci mbedd mi la nga ko yaree rek noonu lay mel mais la plupart ñi nga gis ñëpp ñuy troublé maanaam seen waajur yi dañ leen yarut ñu baal ma nag ci côté boobu su ma sañoon ñëpp a yaru mais nag nañ gën a bàyyiwaat seen xel ci loolu ndax waajur kat sàmm la boo xam ne ci doom dafa war a sàmm doom dafa war a góorgóorlu ci moom loolu daal ñëpp war nañ cee jël li nga xamante ni mooy mesure état bi war na cee jël mesure waaye nag ci biir kër yi la war a commencer mu nekk loo xamante ni daal vraiment doy na war. comme ni nga ko waxee los du yéen waaye xam ne li bopp àttan ba tax na gouvernement bu Sénégal war na teg ay jéego yi nga xamante ne rek war nañoo mën a dakkal lu ni mel puisque biñ ne gouvernement bu Sénégal à chaque fois biñ ne côté sécurité yooyu yëpp ñoom ñoo ko tey tënk tey ban solution nga wax mën a jox tey askanu Sénégal par rapport ak li nga xamante ne moom moo xew. waaw xam nga suñu ministère de l'intérieur bokk na ci ministère bi nga xam ne moo ëppale budget fii ci Sénégal mais aussi yor nañ ay police waaye tamit ay gendarme yu nga xam ne ñoo gën a xarañ ci sous-région bi maanaam Afrique donc man jàpp naa ne ñoom sax am nañ envie def liggéey bi ni mu waree parce que comme ni ko gars yi waxee rek toogaay bi amul benn njëriñ mais suñu wàccoon ci li nga xam ne mooy koñ yi mais aussi am na leneen lu bees lu nga xam ne bi Macky Sall ñëwee da kaa jël mooy ASP yi ñu nekk ay agents de proximité donc proximité suñ koy wax c'est à travers la population dañoo war a gën a jege li nga xam ne mooy askan bi ñoom tamit jàpp naa ne état daf leen war a bàyyi ñu dugg ci li nga xam ne mooy koñ yi wàcc li nga xam ne mooy tali bi pour gën a sécuriser li nga xam ne mooy askan bi en dehors de ça comme ni ñu ko waxee sànq li nga xam ne mooy parents yi tamit ñu yaraat bu baax a baax li nga xam ne mooy seen doom yi su boobaa rek ku nekk soo nekkee ci li nga xam ne mooy yitte yeewu di liggéey heure di wàcc heure jàpp naa ne dootoo am beneen soxla budul wàcc ci tali bi di agressé ak def ñaawteef. tout à fait sànq da nga laal benn point bu am importance par rapport ak état bi nu mu recruter les ASP et tout ñu gis ni que kaa Wakhinane Nimzatt bi ñi ko rey ñoom ñoo di vigile yi. waaw loolu tamit ñu ngi koy gis des fois mu nekk lu nga xam ne voilà doo comprendre parce que ñi nga xam ne ñoo la war a aar parce que Sénégal fii dañuy wax des fois police wala ay mais soo demee li nga xam ne mooy Rebeuss sax maison d'arrêt et de correction lañ fa bind. donc suñ la arrêté jàpp naa ne dañ la war a corriger dañ la war a teg ci li nga xam ne mooy yoon et malheureusement li ñuy gis des fois ci li nga xam ne mooy brigade yi mooy torture te torture diggaluñ ko ki nga xam ne mooy police bi waaye tamit diggaluñ ko ki nga xam ne mooy vigile bi nga xam ne moo lay garder.
exactement ñu ñëw ci ngàtte ñu ñëw ci solution yi nga xamante ne rek pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy bàyyi xel saa su ne chaîne leader bii nii ana lan ngeen di proposer à ce que ñu daal di ci sukkandiku ba li nga xamante ne moom moo di phénomène bi dootul amati benn impact fii ci biir Sénégal. jërëjëf comme ni nga ko waxee rek vraiment solution bi nga xam ne moom lañu war a jël surtout état du Sénégal comme ni ko Oumar waxee ay ASP lañ jël. yoo xam ne tey mën nañoo sécurité waaye da ngay gis maanaam fu bëri waroon nañ faa def gendarmerie wala ñu def fa police mais loolu yëpp amul tey ci tey bu loolu amoon mën naa nit ñi dañuy ragal ndax boo doxee ba gis gendarmerie da nga doxaat lu yàgg doo ko gis te bu maanaam buñ bëri woon rek mën naa nit ñi dañ leen ragal ba jafe-jafe yi nga xam ne moom la Sénégalais yi nekkee ñu dañ ci loolu daal la am lu ma ciy wax. mu ngoog ñu ngi leen di remercier bu baax a baax ci premier poñ bi nga xamante ne développé nañ ko moom moo di l'échange à mort ñu gis na ko ci fii ci biir Sénégal nag jamono ji def fi commencé bari ba sax mu war fi mën a indi ba sax ñu jàpp ni que ni rek bu continuer di dem dina fi indi naka sudul noonu ba tax na ñuy ñaan gouvernement bu Sénégal rek mu daal di ci taxaw temb ngir rek daal di daqal lu ñu mel ñu daal di jàll ci beneen poñ waxtaanee li nga xamante ne rek. moom moo di inondation ku ne mbënn bi nag wax li nga xamante ne moom moo di ay jafe-jafe ba tax na yéen mbokk téléspectateurs yi di safo waa itam saa su ne seen chaîne leader bi di Sen TV point info